gërëm ci seen teewaay fii ñu jàpp ni nag li ñuy def nii du yëfi caaxaan lu sérieux la parce que ñun suñu gox bi moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor moo tax ñuy ñëw di jéem a defaat point de presse bi nga xam ni indi wu ñu werante ak maire bi mais ñun dañoo bëgg leeral suñu ay citoyen lañu dañoo dëkk Daaru Xudoos commune bu Daaru Xudoos boo xam ne yàlla dëxëñ na fi lépp muy loo xam ni lépp lu commune war a am rek am na Daaru Xudoos ñu sentir ni Daaru Xudoos moom bougé wul yëngatuwul mag ñeeg ndaw ñëpp sentir ko ñu ni au-delà de la politique ba ñuy encouragé nit ñi def politique parce que politique mooy tax nga am décision yi nga xam ni ngay dogal ñu encouragé ñi def politique mais dañoo jàpp ni tamit fi ni mën a daje ñëpp nañ fa daje ji moo tax ñu créé association bi wax nëga nag ñu ngi ko tuddee benn góor goo xam ne jàngkatu alxuraan la woon moom lañ ko daan wooyee moo tax ñu fexe ba indi ko ci tubaab muy nëga ah bi ñuy demee loolu nag ñun tamit dañoo jàpp ni développement suñu gox lañ cee war a jàpp nekk association citoyenne nañu jàpp li ñu mën a jàpp ci gox bi ci la ñu jéem a dem ci école élémentaire bi nga xam ne fi la Daaru Xudoos moo nekk ci Daaru Xudoos nga xam ni 900 élèves am na ko ñu dem ba mu sooxe ci ñi nga xam ne douche dem noo xam ne mar d'Italie ba am na parents d'élèves yu ñu formation génne seen doom ñun sax ba ñu fay dugg defar classe lañu waroon parce que classe yi nga doon daanu ñu wax ni loolu mooy priorité bi ñu dem defar ko dafa naa def na ci mot 2 millions ñu dem douche yi nga xam ne mu nga ca digg marché bi nga xam ne jigéen ñi fa la ñu war a suturoo di fa yendu bu fekk ñu daanu ñu yëkkati waat ko def suñu xaalis yëkkati ko barki de moo njaay la ñuy pare benn ci poste de santé bii benn poste de garde boo xam ne nëga moo ko tabax kon kuy def loolu association citoyenne la boolewu nag social yi ñuy def dimbali nit ak jàppale nit ak yooyu clean day yii ñuy def wax tey président instauré ko nëga moo ko fa jëkk a def parce que ba tax sax fii ñu def marché bi tey dafa naa set gee tax ñu xalaat ci def ci dara loolu nëga moo ko def bu ñu demee nag ba ñun gis suñu dëkk mu am yu fay dox yoo xam ni jaaduwul teguwul ci yoon defe naa suñu wargay moo ñu jóg mooy fàttali ñi autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ku ci nekk seet na la def nañ mooy fàttali tamit ne dañu am récépissé bu leer nañ récépissé numéro 18-151 flash GRT flash AA loolu mooy suñu récépissé ñi xam ne ñi li ñuy def caaxaanuñ ci bu ñu demee di def loolu ñu gis suñu commune ki koy gérer ñu bind ko lettre ba tàyyi wax ni mi ngi ñuy taxé de policier mais moom booloon nañ ko suñu association ba ñu déparé moom moo ci gënal boppam ñu demandé ko audience te bu du woon sous-préfet bi fi nekk du ñu mës a recevoir moom moo ko def injonction recevoir citoyens yi parce que li ñuy def ci dëkk bi ñii au moins sax da nga leen di war di def ay financement donc te ñu soog a recevoir une fois la ñu mës a recevoir pare na ci ñoom ñu xool nag dëkk bi association yi dañoo bàyyee ñoom tey la seen bopp parce que citoyen bi dafa am contrôle bu mu war a def dafa am veille bu mu war a def sur la gestion publique suñ droit boobu rek lañuy exécuter bi ñu ko defee nag ñun dem nañu gis nañu am nañ fa compte administratif boo xam ni ku ko lire dëkk Sénégal da ngay rus xëy na sax yooyu mën nañu passé ñu gis marché boo xam ñu ngi koy tabax ñu xam ay conseils yoo xam ne jéem nañu am information sur ce marché là dara mënuñu ko am donc ñu gis yeneen ñu xëy gis benn waaye ji tabax fii ñu jóg ni lii lan la on a posé des questions au maire ñu laaj ko ay questions mënuñu répondre ñu organiser marche bi defe naa ni yéen waa presse yéen a ngi fa woon am na réussite boo xam ne am na ko donc ñu interpellé que moom mu toog 15 jours après ñu daf ñuy tontu mu tontu ñoo xam lañ doon laaj lépp nga xam ne lu précis la benn lu ci maire bi tontu amul il nous a taxé de policier léegi nag li ñuy wax mooy démontré nañu du ñu ay politiciens marché bii mu joxe nii dégg naa ko ci biir waxam mu dem ba incriminer chef de village ce qui est très grave dafa naa ni maire bi dafay foye lu mu xamul am na nit ko moo ni compétence la man gëm naa ni maire bi problème compétence la am parce que ni ñuy attribuer délibération ci boppam man jàpp naa ni xamul sax luy délibération moo gaayam ñu àndal parce que mu mënoo toog benn cabinet nga ko say cabinet say ñaari adjoint nga ne damay délibérer sur 60 villages sur le domaine foncier may wax encore nii délibération sur le domaine foncier à usage habitation ca Ngalgou Ndiaye la gëj a am fii lu clair la ñuy wax ca Ngalgou Ndiaye donc délibéré wuñu marché bi dafa war am délibération bañ ko posé question lu wax domaine minier la
Bada Sylla ko moom loolu moom defe naa ni moom am na fu ñu ci dem moom dana leer nañ te dañ fa dem ak ñoom mais li ñu mën a wax mooy domaine minier bi tàmbulu tey am na fii ba jàpp naas domaine minier ba topp ci la bokk te am na lu fi jaar loo xam ne ñun xam nañ ko am nañu kayit yoo xam ne délibération am na foofu donc mun ñoo nax mbooloo mi li ñu bëgg ñun li ñu bëgg kii nga xam ne benn partenaire moo fi jëw benn jour kenn xamul ba léegi partenaire bi adjoint maire bi moo bind devant un huissier ko posé question mu ni xamul ci loolu dara mi ngi nii kayit baa ngi leer nañ ki nga xam ne mooy Cheikh Mariane Boye moo xam ne mooy président commission domaniale bi nee na xamul ko moom terrain bi xamul nu mu demee amul délibération donc loolu leer kanam huissier lañ ko waxee ñun nag li ñuy sàmm mooy suñu alalu askan mënuñu ko baaxe kenn parce que am na yoo xam ne dafa rafetul sax ci gis-gis koo xam ni xëy na daaru desalu la dara parce que da ngaa xëy fii ñëw fi ñu jàpp la doom uuf la jox la suñu mairie bien que nag population du fal maire conseil yi la ñuy fal ñu fal maire waaye bañ ko falee la ñu war ak moom def nañ ko jàppale ko te nit ñi dañuy fàtt ni conseil bii jeex na bu woon président boo ko prolongé tey conseil bi amatul donc bu ñu toogee ba heure bi ñuy sag a taxé de politicien defe naa jaaxle am na réew mi nag dañ cee yaakaar am nit ñu baax ñu fi nekk ki jiite réew mi itam am nañu yaakaar ci moom parce que nag moo fi créé ay cours yoo xam ni répression lay def ci ñi nga xam ni dañuy njuuj njaaj di am ay bien mal acquis te am na loo xam ne tey na xel bu am xel sax waroo ko def dëkk bu ndóol deuxième école baa nga fee nañ fa dem ñu xool la fa nekk abri provisoire la nit ñi jàngee école bii tey mi ngi sooxe bien que GCO moo fi dugal xaalisam ba léegi xale yaa ngi def double fixe ndax liggéey yu tarre gérer woo ñu bu nit ñi dee dox ci ndox sa yoon nekku ci te problème daaru ba léegi ndox la bu nit ñi def xale yi sa yoon nekku ci bu nit ñi wax ay dispensaire rek santé sa yoon nekku ci mais kooku fu ñu jëm moom il faut ñu ñëw atta ñoog waaj yi atta bi nag ñu ngi koy yaakaar ci autorité yi nañ ñëw gëstu li ñuy wax parce que am nañuy moyen seet li ñuy wax dëgg la am du dëgg mais cri de cœur nañu jëmale ci ñoom pour ñu walluñu li laa war a sóori suñu terrain yi nag kenn du ko laal bu soobee yàlla jar na gardoon suñu bakkan ñun nag nous sommes des légalistes lépp loo xam ne yoon may nañu ko dañ ci jaar te Sénégal moom am na yoon woo xam bu jaar dañ am nañu bëgg kon ñu foofu. lii waral ndajem tey mi mooy dañoo doxoon benn doxu ñaxtu ndax ni ñuy gérer suñu commune naqari ñu man maa ngi tudd Demba Fall Diouf dëkk fii ci dëkk bi doon membre forum civil di coordonner forum civil section Darou Khoudoss et environnement bokk nekk aussi membre conseil d'administration forum civil. kon bu ñu ñuy taxé de politiciens dañuy wax ñu neex rek demande de marche bi mu ngi nii def naa ñi ko signé Djibi Ndongo président association Nëga donc association de développement Demba Fall Diouf coordonnateur forum civil ak Khadim Mbeng président conseil local de la jeunesse kon yaakaar naa ni lii c'est pas politique c'est un donc mouvement citoyen mu leer maire bi ñu ko interpellé ci ay questions yoo xam te ni yu précises yu clair mais amuñu réponse répondre nañu parce que dafa woote benn conférence benn point de presse dañu répondre mais ca kam lam ñu répondre dafa gën a dëggal ñun li ñu doon njort li ñu doon wax mooy yorin wu ñaaw wi parce que li ci jiitu mooy boo dégloo waxam danaan ñu may ma dafa war a xam ne buñ ko mayuñu ko moom en tant que personne parce que fii la nekkoon nekk mëgóor kan di jaay yor kenkaayri kenn mus koo may dara kon buñ koy may commune bi ci turu commune bi lañ ko may te buñ ko mayee ci turu commune bi da ko war a indi ci commune bi saytu ko comme ni ko bi waxee léegi nii biñ ko interpellé ci coût marché bi ñu wax dañ ko may deuxième adjoint au maire dafa wax ni moom xamul coût projet bi place bi amul délibération benn partenaire daal mën ko jox xamul projet naat la jar pourtant moom maire ci conférence de presse am boo leen déggoo jox nañu ñaari réponse parce que moom nee na projet bi ay 60 et quelques millions la am na lu mu jot mu kii son premier adjoint mi moo de sàmm ni marché bi 50 millions la vidéo yi mu ngi fi def naa yéen a jëloon conférence de presse bi liiraat leen ko ñoom ñaar c'est le maire et son adjoint sur la même question ñu joxe ñaari somme yu bokkul ci coût marché bi déjà kon loolu gënati naa tey xel procédure d'affectation suuf yi ni ñu koy wax ñun dañoo wax ni ñun ñoo njëkk a wax ni délibération suuf bu aw yoon ci communauté rurale jamonoy bàyyi ngaal la fi gujjoon am musta am amul li muy taqal chef de village yi nag benn papier la leen jox bu ñuy wax confirmation mooy man am naa sama tool
chef du village bi bu ñëwee laaj ko bu ñëwee laaj xool xam na ni moog sama baay fi dëkkoon xam ne sama baay ma jox tool maa tool moom dina ne ah chef du village a ngi nii mën na la koo dëggalal waa kii de tool bi bàyyi ma ko moomoon moo ko moom loolu moo ciy rôle am mu naan suuf suñ fi dagg rek ci chef du village li am parce que chef du village bi loolu moo ciy seen rôle boo ñëwee mu laaj mu ne waaw diwa ko moom pare na ci amu ci beneen responsabilité lu dul bind ni diwa ko moomoon moom loolu la ci am encore kon loolu awul procédure parce que procédure bi mooy lan man su ma soxla woon suuf tey procédure mooy damay ñëw mairie ma def demande su ma demee defee demande ñu jël bordereau enregistré ko ci buñ ko enregistré ci bordereau bi maire bi saisir commission domaniale bi defar leen ordre de mission waa commission domaniale bi dem fa may laaj ndax suuf si am na wala amul buñ demee seeti ko ba ñëw wax maire ni ko suuf am na ñu defal ko compte rendu maire convoqué conseil municipal bi bu ñu ñëwee ñoom ñooy statuer def délibération bu délibération boobu amee nga xam ne conseil majorité bi le quorum bi am nañ ko mu door a délibéré ñu jël procès verbal de délibération boobu taf ko ci mairie bi su ko defee ku fa ñëw mën koo lire ba pare jël ko envoyé ko ci sous-préfet su demee sous-préfet def approbation bu sous-préfet defee approbation ñu indiwaat boobu nga xam te ni moom la sous-préfet def approbation pour wane ni dëggal na doxal na li kii boo xam ne contrôle légalité am na ñu tafaat boobu bu tafee boobu léegi mu ñëw léegi doog a man bu fekkee man maa defoon demande bi ñu jox ma benn reçu ma dem trésor fay quittance su ma indee quittance boobu jox leen ko léegi ñu defal ma installation physique mooy dañ may yóbbu ba ca suuf sa fa ma doon ñaan ñun ma monsieur Diouf sa suuf bi nga doon ñaan mu ngi nii ñu la ko jox kii bi ko firndeel mu ngi bu ñu paree ci loolu ñëw def benn PV d'installation procès verbal moom day wane ni monsieur Diouf mii wan nañ ko suufam ni ko sa suuf saa ngi nii may nañ la ko diir fii ak fii soo fa deful lii dinañ ko jël te buñ koy jël dafa am procédure de désaffectation boo xam te ne moo war a am dafay am na muy doxee procédure boobu moo amul buñ ma ko wanee ba pare dem nag jël affaire bi inscrire ko ci li ñuy wax livre foncier bi muy livre foncier bi mooy comme ni registre de naissance amee tey boo demee tey di uti sa kayitu juddu boo yóbboo sa màggat dañuy ubbi registre ba ubbil la ko livre foncier noonu la fa war a amee ni nit di amee kayitu juddu ni kayitu kër gi ni mu amee kayit noonu la am ci livre fa mu fay nekk loolu la ñu tuddee livre foncier lii la ñu wax ni amu fi procédure suuf yi lii la ñu wax ni amu fi loolu nag ñoom kon dëggal nañu li ñu wax parce que nee na moom suuf bu muy joxee day seet Ngagne Diouf nee na amoon na tool mu ñëw chef de village ni ko Ngagne Diouf moom tool bi mu waxtaan ak partenaire bi bu d'accord ñëwee ñoom ñu jox ko suuf si moom maire ba te sa li muy wax yëpp doo dégg mukk mu ni conseil municipal bi moom bureau am la wala dara te maire bi habilité wul def yenn yi conseil municipal bi moo am habilité délibéré du maire mooy délibéré du cabinet du maire mooy délibéré loolu dañoo bëgg mu leer nañ kon bu ñu indee foofu beneen bi ñu ñëw muy lu ñëw fii mu wax ci domaine minier bi bu ñu waxee mu ni maa ko négocier ñun ñoo ko négocier def nii dossier domaine minier bi ñoom négocier wuñu ko du ñoom négocier wuñu ko loolu ci communauté rurale temps Ndiagamataar ñoom ñoo ko négocier woon ba ICS bàyyi leen partie bi ko dagge fii yëpp jëm naas moo tax su koy ne mais ñu daggaloon ko fa ku ne gis na ko la fa su koy ne am stade ba fa lañ ko def ku ne gis na ko CMB fa lañ ko def ku ne gis na ko papier délibération CM baa ngi nii kon buñ ne foofu warut a am délibération ñun dañuy jaaxal parce que liy CM muy école nga xam ne école la nga xam ne état moo ko moom dafa demoon ba ñu nii man maa doon dox ci ñi doon dox école bi la bokk état bi mu ñu à 48 heures su ngeen indil papier délibération parce que suufa ngi nii rek te amul délibération duñ fi construire partenaire bi USAID moo ñu ko construire ci lañ dem saisir conseil municipal bi mu woo conseil bi moo renkorum ñu def délibération bi mu jox ñu papier bi man fi mu ne nii copie laa ci am soo demoon tey niveau CM ci bureau principal boo ko laajee copie bi dina ko jox original ba actuellement ma nga ministère de l'éducation nationale parce que ci patrimoine état la bokk léegi xamu ñoom patrimoine bâti lañ ko yóbbu xamu fan mais en tout cas ñun transmettre nañ ko ba mu dem éducation nationale kon bu ne foofu warut a am délibération daf ñuy jaaxal benn nee na kon foofu du am délibération ci site bii benn mu ngi noonu ñaareel ba dafa ni domaine minier la newaat Bada Sylla ak Pape Sylla ñoo ko moom kon ba tey yeneen ñaari wax encore yoo xam te ni bokkul kenn nit ci benn mbir mu wax ci ñaari wax yu bokkul loolu itam dool ci li gën di delloo di tey xel la comme ni ma ko waxoon ci prix marché bi ñaari prix yi ñu ci wax nii te nag dañ ni ku ndóobin rey sa maam boo séenee lu ñu daw parce que su kay na mais lam fa def bañ ko fay def ñun ñëpp dëkk bi dañ cee amoon espoir parce que dañ doon xawma centre de formation lañ fay def la dara bañ ko fi defee ba léegi kenn gisul centre de formation léegi nii c'est une propriété privée wóorul kenn xam mer moomu est-ce que lii ñu fiy def tey ëllëg marché bi ñun comme amul benn information dara mën cee leer bu subaa di ñëw partenaire privé ni moo ko moom
wala est-ce que xaalis bi ñu koy tabaxee ndax xaalis bu leew la ndax xaalisu drogue baa ngi fi xaalisu leneen a ngi fi dafa war a leer ci suñu ay bët parce que ñun suñuy population la ñoo ko moom ñoo ko dénk ku ñu dénk nag dinañ la laaj li ñu la dénkoon noo ko yore coow li mu gudd mu gàtt ñu nag maire néewuñu fi di ko accuser néewuñu fi di ko yàqal te man la ma ko waxoon démb ci laaw bu toogoon fii tey ma wax ko recevoir na ma dans son bureau bi ñu ko falee man ko monsieur le maire yàlla dogal na ni yaa fi nekk man de sama position citoyenne lay nekk saa yooyu liggéey daaru boo gestoo maa ngi sa ginnaaw di la jàppale mais saa yooyu yàq daaru itam boo siggee ki nga njëkk a jàkkaarloo mu ak yow muy dóor jàppal ni maanaam te je le dis en haut et fort en public beneen bi nee nañ ñoom nangu ñoo ñëw ci ñoom laaj leen loolu ay caaxaan la njëkk nañ koo bind audience bu njëkk ba boobu Richard Birame Faye moo mujj wax ba mu recevoir nit ñi beneen bi ni bindoon nañ ko benn audience à la date du 25 juin 2019 audience à monsieur le maire pour ñu discuter des questions essentielles de la commune lii lañ ko wax audience bi lii moo ci nekk ci fin bi li ñu ko demandé ñun ko bon entre autres sujets nous aimerions discuter de l'assainissement et le cadre de vie occupation anarchique des voies publiques donc loolu mooy premier point bi ñu ko moom lañ bëgg a discuter la question lancinante de la fourniture de l'eau moo doonoon deuxième point bi troisième point bi l'attente des jeunes par rapport à l'emploi beneen point bi les lotissements et l'attribution des parcelles hein? Dans le but d'engager donc une réflexion pour l'amélioration donc vraiment et la réaffirmation donc de tout, nous réaffirmons toute notre sincérité de notre démarche donc ñun on est toujours dans cette posture citoyenne du terrain politique bi mu ñëwoon nag naa ay politiciens la duñ ko wuy ni ko politicien mais nag dafa rafet bu ñu teggee tuma nga teggi ko ñu xamal réew mi yëpp ni ko ñun duñu ay politiciens c'est un mouvement citoyen dañuy jouer notre rôle de citoyen notre rôle de veille et de garde cette conscience citoyenne nous allons éveiller les consciences parce que dafa am loo xam te mu ngi daan am dootul amati am na lu fi doon am dootul fi amati parce que du ñu seetaan kenn di yàq fii parce que bu ñu ko yàqee ëllëg ñun ñëpp ñoo ciy pâtir kon nag dañuy taxaw jatu yor di koy sottet pour que affaire bi baax en tout cas daal objet wu donc point de presse bi moo doonoon loolu clarifier vraiment suñu diggante ak maire parce que question yi ñu ko posé yéen ñi fi ñëwoon gis ngeen ni réponse yi mu apporté bokkul ak question yi ñu ko posé woon ñun réponse yii lañ doon xaar moom au lieu de mu indi ay réponse daf ñuy taxé politicien bëgg ñoo woo ci terrain mais duñ ko wuyu ci terrain boobu jusqu'à présent moom maire na xam ni dañoo rester sur notre faim pour boo ñëwee tey jii coowul nag moo tax commune Darou Khoudoss boo xoolee ñoom seen magistère ba léegi 2020 lay doog a am extrait de naissance bu am timbre te ku fi mos a jël extrait de naissance fay nga timbre papier administratif boo fi ut fay nga 300 bu dee 300 nga war a fay te kenn mus laa tafal timbre 2020 bi coow li tàmbalee affaire yi commencé fin 2009 jàpp 2020 la ñu commencé di ñu tafal ay timbre kon nag te ñun xam nañ ni timbre boo fekkee dem nga ñu apposé la ci timbre 300 ya nga fay dem na ci keesu commune bi kon ñëpp waa dëkk bépp gis nañ ci seen bopp mais buñ ci taful timbre mooy 300 ya dem na ci beneen poste parce que amul feneen fu ñu ko mën a contrôler foofu rek lañ ko mën a contrôler ñun c'est question de transparence encore une fois mooy li nga xam te ne moom ci la ñu interpeller le maire interpeller wuñ ko ci leneen c'est sur des questions de transparence ay questions wu doxalin moom nag dafay jaawale parce que conseil municipal mooy dogal moom en tant que maire peut-être c'est l'autorité suprême parce que ñoom ñoo dajaloon seen kàddu jox ko mais nag c'est le conseil encore mu ngi ñuy bëgg a booleeg commission domaniale bi naan nee nañ dañuy jaay suuf waxuñu commission domaniale mooy jaay suuf ñun dañuy wax la gestion solitaire et nébuleuse du maire parce que dafa associé wul commission domaniale bi parce que commission domaniale délibéré wul ñoom boo leen ko laajee dinañ lañ bañ fi toogee ba tey ci conseil bi mosu ñoo délibéré suuf kon ki délibéré wul mënta attribuer kon li ñuy attribuer moom loolu muy wax naan chef de village ñooy def chef de village man am naa sama tool ma ñëw chef de village bu dëggalee ni maa ko moom ma dem xaw ma nu ñuy waxtaanee ak waa ji te ku nekk xam nañ suufu domaine national kenn mënu koo jaay kon nag nañuy def ba waxtaan ba mu koy jaay loolu ci nébuleuse la bokk ba tey loolu ba tey ci nébuleuse la bokk parce que chef suuf bi te di c'est le domaine national. Rahmatullah man maa ngi tudd Ibrahima Gaye di chef de village su Ngay waaw man dama jékki-jékki dégg fii benn conférence de presse benn point de presse ñu tudd ci ni chef de village yi ñooy joxe suuf te ñun li ñuy joxe mooy procuration la ñu am te itam daanaka mu ngi yem ci ay parcelles boo amee parcelle daal
di ko seede keneen boo ñëwee ñu xool suñu plan taalal plan bi gis ne parcelle bii mu ngi ci dëkk bi te diw mii moo ko moom ñu laaj ko témoin ki mu koy jox ak ki koy joxe kenn ku ci nekk di nga indi sa témoin ak sa photocopie carte d'identité ak kayitu original bi su ko defee ñu defaral la confirmation wane ne yaa moom parcelle bi yaa koy jox diw loolu lañ ciy def. beneen bi ci des ñaari kayit képp la chef de village yor fii ci tund bi di ko joxe beneen bi ci des muy certificat domicile wane ni ci dëkk bi nga dëkk loolu nag man moo ma metti ñu dem wax ni chef de village yi te ba ñu koy def xëy na yeneen chef de village la ñuy jëli yu dëkkul ci dëkk bi man nag maa ngi dëkk fii ci dëkk bi te ba ñuy woote woowuñu ma kii itam dans chef de village la ndax rakku chef de village la mu ngi dëkk Tanim gii noonu daal laa ne woon naa ñëw fii pour leeral loolu chef de village yi daal tooñ nañu leen ndax waxal nañu leen loo nga xam ne bi amul loolu nekkul ba ñu demee nag tànn seeni chef de village te dañuy wax chef de village mais man li ma gis man xamuma ci benn chef de village waaw ma yaakaar ne dañoo wax loolu waaye nekkul lu am parce que man gisuma benn chef de village man chef de village laa dëkk ci dëkk bi woowuñu ma loolu rek laa amoon lu may leeral jërë ngeen jëf. suñu chef de village mi ngi tudd Aliou Diop li ci ëpp nag itam man lay faral di yónni wala suñu beneen mag bu ñuy wax Saliou Diop wala ñun ñoom bu ñu amul jot ñu yónni suñu beneen doom bu ñuy wax Pape Moussa Diop ñii ñoo fay doxal sax chef de village Tanim man lii bu muy xew boobu dama sax fekk voyage bi ma ñëwee bi ma dégloo ma ñëw dem laaj chef de village ne ma point de presse bu ñuy wax dañu yëguñu ko kon loolu ñun yëguñu kon na leer point de presse boobu fekkente ni chef de village yu ñuy wax ñoo ko fekkee wala bala ñuy joxe suuf chef de village su Tanim bokku ci bi ci des moom mooy village bu mel ni Tanim ak village yu ëpp fii ñoom fii amuñu fi suuf suñuy joxe te sax nag dañuy bëgg a jaaxle ndax ñoom ñu nga dëkkan fële ci ginnaaw ICS état jël seen suuf jox ko ICS ñëw jox leen fii ñu dëkk am nañu ay doom yu màgg suuf si sës ci ñun suñu doom yi ñu ngi soxla suuf fu ñu dëkk bu fekkente ne amoon nañu suuf suñu joxe ñoom lañ koy jox waaye ñun suuf yooyu moomuñu ko ñun te lu ëpp ñaar fukki at a ngi nii depuis PS daano ñu ngi bind di demander ay parcelles mënuñu koo am suuf yi nga xamante ni moo jàkkaarloog ñun ay boroomi tool lañu seeni borom ay tool dañ ko doon bay waaye bay ak dëkkuwaay bokkuñu ñu ngi gis nag ñun ñu ngi tabax am na ñuy tabax am na ñuy dagg ay morceau xamuñu nag tamit nuñ koy joxe ñun nag li ñu tàmmoon ci jël ñu ñuy joxe suuf buñ doon demander mooy ñu dem demander ay parcelles ñu soxla ñu ne nangami parcelles commune wala commune rurale lijjante ba nga xamante ni jël na suuf soowe ci ñi ko doon bay ñëw woo ñu laaj ñu joxe suñu farande bornance ñu dagg ay parcelles jox ñu ñun daal lu ëpp fanweeri at ngi nii mënatuñu am ay kër suñu doom yi amatuñu fu ñu dëkk suuf yi nga xamante ni moo ñu wër ñu ngi koy joxe ci façon bu ñu jaaxal tayit jox demandé nañu ba tàyyi waaye daal encore une fois chef de village Tanim daal moom li wér te wóor mooy conférence de presse boobu fekkeewu ko yónneewu fa ñu ngi leen di jégal ngeen baal ñàkk. dafa am jeexital bu tax muy def ñun ay citoyen lañu dañoo bëgg ñu am nañu àtte par rapport ak gestion bi am Daaru Xudoos damay profité de remercier ñëpp citoyen yëpp parce que tamit tey bu ñu ñëw di ŋàññ kenn les pollutions on les remercie parce que dañuy assumer li ñu doon ñun tamit ñoom ñi ngi jéem a def ci gox bi di jéem a assumer seeni rôle loolu tamit dañ ci sant yàlla ñu def appel nag aux politiciens parce que tey dañuy wax département bi région bi gouverneur bi ba ca président Macky Sall li xaw Daaru Xudoos na ñëw dimbaluñ ci parce que on a marché on a déposé un mémorandum amul suite li gën a ñàng mooy le concerné ñëw di ñu kokkali donc loolu la ñu bëgg jeexital na am suivi boo xam ne ñu ngi koy xaar ci état bi incha allah.